gisee fàttaliku yàlla maanaam su dee nitu aljana am na màndarga mooy koo xam ne soo ko gisee fàttaliku yàlla waaye du koo xam ne soo ko gisee tiit wala soo ko gisee di lox wala soo ko gisee di koo xam ne soo ko gisee fàttaliku yàlla waaw te loolu su fi tasawuf rek moo koy def ci nit. wallahi te SOAS gi la jàngee translation and some Islamic studies School of Oriental and African Studies man boor boobu sax la jàngee waaye daal jàmbaar la de mu ngi def lu rafet université yu prestige yëpp lu ko doree Oxford Cambridge wala xam nga tubaab yi ñoom dañ muus amoon na benn time yal na ko yàlla Cheikh Mariam mu ngi fi ñëwoon jamono Tony Blair moom biñ ko demee seeti sax mu ngi ñoo tooñ ne yéen ngeen bàyyi ma fi am fi taalibe bàyyi ma fi invite leen ma ba Tony Blair invite ma ngeen bëgg ma distop ñooñu dañ dee def case study seet nañ ne jigéen boo xam ne fexe na ba jàngal ay nit ñoo xam ne ñeneen university lecturer la ñu ngi lecture si university yi gën a mag so léegi ñoom léegi dafa sonalatuñ seen bopp di la liirloo ay livres yu rëy yooyu doo ko xam waaye li ñuy wax case study maanaam kii def na nangam achieve li naka la ko defee boobu nag lañ bëgg nga expliquer nag seen élèves yi su ko defee ñoom ñu jël ko na bind ko de loolu moo taxoon gars yi invité Cheikh Mariam si Oxford University wax ma Oxford University Cambridge ak Harvard ñettay université yi si àdduna bi yan ñoo leen gën a kowe ci wàllu xam-xam ñooñu ñooy dem di taap si li nga xam ne sufiyankey feeñal nañ ko ci wàllu xam-xam ci achievement ci wàllu xam-xam ñu bëgg la xam naka la ko gars yi defee ba ak si foofu pour ñoom ñu roy loolu leen nga yooyu doo ko gis ci mbedd mi dëgg la yàlla. Assalamualaikum warahmatullah. ñu ngi lay ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu ci panel bi yëpp di ziar kilifa gi doon wax sànq di ko ñaan bu baax. xadis yi nga doon leeral war nga si mën a continuer wax tuuti de. waaw gars yi posé question ñu dugg ci incha allah. d'accord incha allah. ok maa ngi jégalu bu baax Mohamed dafa amoon ñaari question yu ma bëggoon a laaj Cheikh Baye rek benn bi mooy maanaam ba xam yellu na ci jullit bi comme ñun Sénégal ñun mën a waxee jullit bi mu dem ci église ci barabu église di fa def comme ay màggal ay gàmm yooyu noonu ba xam yellu na ci jullit bi mu dem ci biir église ci lépp mbokkam di fa def ay màgg lu mel ne ay màggal ay gàmm ay mooy ñu def rek ñun Sénégal. beneen bi mooy maanaam dama dégg ci Ronia mu ne Trump jullit la. te biñ ko laajee loolu mi ngi naan catholique bi jullit la ba ci juif bi nee na jullit la waaw ñaari question yooyu daal ma xawoon ma réer tuuti ma ne xaaral ma dugg ci panel bi laaj ko tey Cheikh Baye xëy na sax yàlla dafa dogal tey jii muy premier jour boo xam ne dugg naa ci laaj Mouhamed bi ñu dajal akasa maa ngi jégalu bu baax a baax. jaajëf sang bi jaajëf ay xam naa balaa may tontu sa question nga may moom Seydi Ali maa ngi koy gis ci suuf xaaral ma am lu ma la may Seydi Ali lii pour yow kese la nag ak ñi xam ak ki xam wala ki xam laay wax sax waaw Seydi Ali lii pour yow la ak ki xam. إذ بدا زهرا شهر الربيع فعم الأنس وانتشرا الله أكبر دوت في ضمائرنا اليوم لا حزن لا آلام لا كدرا اليوم كل بلاد الله مشرقة لولا التقى قلت ضمت شمسها القمر اليوم لاحت نجوم الهدي إذ برزت دلائل السعد والبشرى لمن نظر حيوا الربيع ربيع المصطفى وردوا حوض المحبة وقفوا إثره الأثر واستنشقوا من عبير الحب ما عبقت به الحواضر واتلوا للهوى سورا وزينوا الطرس بالأمداح واتخذوا سخائن الدمع في جنح ظلام قرا ولتوقنوا أن أنسا غاب من أمد الآن والله يا أحباب قد حضر
واستحضروا سيرة فضلا لأجمل من رؤي على الأرض، وسجلوا له سيرا سلوا السعيدة عنه أم معبد من رأته كي تسمعوا من أمره عبرا، تنبئكم أنها قد شاهدت رجلا مليح وجه قسيما أقرنا بهرا، في صوته صحال في عينه حوار حلو الكلام، فلا نزرا ولا هدرا، كأن منطقه من حسنه درر، نظمن عقدا نفيسا باد منحدرا. إن رئته من بعيد قلت من وله سبحان من لجمال هكذا ابتكرا، أو رئته من قريب قلت من عجب هذا ملاك تجلى للورى بشرا، قد كان سمحا عطوفا لينا ورعا، ما دام قط محبا لا ولا انتهرا، أخلاقه عظمت حسا كما عظمت معنى، فكانت كمرآة لمن بصرا، قد كان والله قرآنا تجسد من آي الكتاب كذا الأجزاء والسورا، كم ضامه الناس حتى في الصلاة، وكم صبوا عليه جهارا ساجدا قذرا، لكنه ما طغى ما ضل سامحهم، لو ضامهم لغدوا في سلك من قبرا، كم من ليال قضاها رابطا حجرا، قبضت فيها وصالا قد حبى حجرا، كم من مياه جرت من كفه عجبا للماء من أنمل المحبوب انهمرا، كم كذبوه وقالوا ساحر فأتى ضب يصدق في آياته الخبرا، كم أخصبت بعد جدب أرض طيبته، كم أسبل المزن لما استمطر المطرا، ميلاده كان آيا للورى، ولذا لاحت شواهد لا تخفى لمن نظر، إيوان كسرى تداعى يوم مولده، وغيض يم لفرس طالما زخرا، وطبقت دعوة في الكون قائلة اليوم خير عباد الله قد ظهر، أسخى الأنام يدا أحلاهم أزكاهم أبدا، أمضاهم مددا أحلاهم سيرا، أجلاهم سورا أسماهم فكرا، أحلاهم عبرا أرقاهم دررا، ما إن تراه تجده جاليا ظلما، أو تاليا صورا، أو قائما سحرا، أو قاضيا وطرا للناس، أو شقرا يقود، أو ناصرا في كل ما شجرا، أو مبضيا شمما، أو ناصرا أمما، أو رافعا علما، أو غمر يقود، أو ناصرا في كل ما شجر، أو مبضيا شمما، أو ناصرا أمما، أو رافعا علما، أو مرسلا سفرا. يا سيدي سيد السادات يا سندي، يا من تملك مني العقل والبصر، هذه بضاعة غمر يدعي سفها وراثة الحب، يتلو في الثنى الشعراء، لكنه ما أتى في جنب من نسجوا من قبل فيكم عشيرا لا ولا عشورا، فلتقبلوا عذره ولتلحقوه بهم، يا سيد الناس هبه المنصب الخطرا، صلى الإله على الهادي وعترته وصحبه القادة السادات والأمراء حق قدره. alors maa ngi jéggalu wash yaa ngi may dégg yow ak say mbokk salafiste benn bayt su ngeen ko firee ci xasida gi benn bu ngeen ko firee firi bu jub en tout cas yéen salafiste yi teew ci live suba ma woo sama tailleur bi incha allah commencé sol sama tubéy rakk yi donc kilifa gi doon laaj question bi mooy ndax jullit am na droit. Man li ma njëkk a jaaxal mooy Arona Niang ñi invité ko ci émission confrontation mu ne moom mooy wax ci salafiya. Xam nga tamit lii lu jara waxtaane la, c'est-à-dire Sénégal salafisme kan moo ci wax Arona Niang, maanaam nga romb fi ñi xam salafisme yépp, romb fi ñi ci am xam-xam ñëpp, romb fi ñi ci jàng ay téere ñëpp, romb fi ñi leen di raddu suba ngoon guddeeg bëccëg ñëpp, di invité Arona Niang ci télé bu mel ni 2STV. Je n'ai rien contre lui, mais ce que je veux dire mooy comment les télés participent à l'abrutissement des masses.
qu'est-ce que Harouna Niang peut dire sur le salafisme lu consistant lu norme lu sérieux lan la ci mën a wax. Combien de gens ñoo karasu hayatahum matin midi et soir xanaa boo invité woon Ousmane Fall audio sax moom moo te ne Harouna Niang wax dëgg yàlla. Ousmane Fall audio sax dina la mën a wax ci salafisme ak seen danger lu gën a dëgër loo xamante ne mooy gën a attirer attention wu dirigeants yi que Harouna Niang. Mais tu nous invites un Harouna Niang qui va te dire ay Donald Trump jullit la woon. C'est pas du sérieux. Sérieusement, ce pays-là, on a besoin d'être sérieux à un moment donné. On a besoin d'être sérieux. Invité ko suy wax ci leneen loolu sa affaire la invité ko suy wax ci domaine de prédilection mais on a des gens au Sénégal force est de reconnaître que mbirum salafisme seen domaine de prédilection la dañ koo xam comme niñ xamee seen rëdd baaraam yi nga romb leen fi di invité Harouna Niang qui va te raconter des baratins matin midi et soir ci télé bu mel ni 2STV qui n'est pas une petite télé ci heure d'émission bu tudd confrontation nga xam ne daanaka bokk na ci émission yi ñuy gën a seetaan ci Sénégal bokk na ci émission yi ñuy gën a seetaan ci Sénégal sérieusement nga invité Ousmane Fall audio moo ko gën mu ñëw gëm mu tegal la audio yi mais bon تصدر للتدريس كل محوس جهول ليسمع بالفقيه المدرس وحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هذا حتى بدا منه زالها كلها وحتى سامها كل مفلس fii la dëkk bi toll. Et après ne vous inquiétez pas su ngeen gisee bassesse bii di am ci niveau yëpp parce que ce qui est sûr mooy émission boobu ay dirigeants dañ koy déglu ay preneurs de décision dañ koy déglu. ay preneur de décision lañ koy déglu tu nous invites quelqu'un ku ci wax ku xamul dara ci li muy wax xamul dara ci histoire Muhammad ibn Abdul Wahhab xamul dara ci histoire Ibn Taymiya xamul sax ndax Ibn Taymiya ak Muhammad ibn Abdul Wahhab ñoo bokkoon jamono. Pendant ce temps y a des gens qui yu yàq seen guddeeg seen bëccëg pour défendre aqida tasawuf di xeex salafi nga salafi nga romb leen fi. wa ala hada faqis gis nga li xew démb nii exemple kese la mais noonu lay amee xaw ma démb la xaw ma barki dem noonu lay amee ci mboolem mbir yi ci Sénégal da ngay romb ñi ko mën yelloo ko nga romb leen fi teg fa ñeneen ñoo xamante ne mënuñ ko xamuñu ko te mënuñu bawuñu. Qui va te dire que Donald Trump depuis 2016 moo doon wala 2021 ba 2024 moo doon diriger États-Unis en réalité Harouna Niang su ngeen bëggee xam ses sources. maanaam fi muy doxee sayru ci wàllu géopolitique fu muy jëlee mëdët benn waay la bu tudd Alexis Cossette-Trudel Alexis Cossette-Trudel c'est un Québécois boo xamante ne moom pour moom Donald Trump c'est un messie maanaam Donald Trump moo raw yonent yàlla Moussa moo raw yonent yàlla Isa moo raw ginnaaw yàlla sax. Et Alexis Cossette-Trudel moomu c'est un raciste de pure espèce am na compte Twitter vous pouvez le suivre am na day def ay vidéo ci chaîne YouTube ak Rumble ak yu mel noonu lu muy tuddee ay web journaux bépp wax boo dégg Harouna Niang mës la koo wax ci géopolitique wallahi lazim yi mën naa laa woon vidéo Alexis Cossette-Trudel bi mu ko déggee ak nombre de minutes yi fu mu tolloon ba mu koy wax. même affaire góor jigéen biñ fi waxoon ci kilifa ak Iran bi ci Alexis Cossette-Trudel moo partagé woon information bi ci site internet di ko bindoon Alexis retweeté affaire bi Harouna Niang foofu la ko gisee. maanaam foofu la ñuy demee di naan seen sayru yooyu noonu ak seen mëdët yooyu ci géopolitique ñëw di ko sotti ci cerveau sénégalais yi ñu jàppee leen ay borom xam-xam dara xamuñu ko. il faut qu'on soit sérieux dans ce pays à un moment donné. Alors dire que Donald Trump jullit la ce sont waxu Alexis Cossette-Trudel la maanaam que Donald Trump li muy def nii yëpp c'est pour même su rayee centaines de jeunes filles ci benn école bu tudd Minab ci Iran c'est la faute des Iraniens parce que ñoom ñoo ubbi école yi xale yi jigéen ñi di jàng mais allez voir li Alexis Cossette-Trudel moomu di wax ci Gaza ak ci waa Palestine ak ci innocents yi ñuy rey tu as envie de cracher de vomir tu as envie de vomir. Alors maintenant
jullit ndax am na droit dugg ci église am na ci droit su fekkee du jaamu yàlla moo ko fa yóbbu moo xam dañ laa invité mariage moo xam dañ laa invité anniversaire moo xam dañ laa invité benn événement am nga droit dugg ci église. jullit ndax am na droit liggéey ci église bu fekkee am na kuy wax ne jot naa message buy wax ne li ma teg sànq ci xasida gi neex na lool naa tegaat donc borom xasida gi ki ko doon jàng na ma jéggal dinaa tegaat de parce que nit ñaa ngi koy réclamer lii demande sociale la waaw demande sociale la ñu tooyal suñu xol yi tuuti sax léegi qu'est-ce que je disais dinaa tegaat may ma daanee rek dinaa tegaat ci audio xasida di neex yi di tagg yonent bi nga arrosé leen suñu xol yi donc Alexis Cossette Trudel moom wala boog jullit am na droit liggéey bu fekkee carreleur la bu fekkee menuisier la bu fekkee électricien la bu fekkee plombier la am na droit liggéey ci église kenn terewu ko maintenant waxtu jaamu yàlla jot ñun dégg nañu ci histoire Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi mu demee baytul maqdis xam nañ histoire bi ni mu demee naka noonu ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wafd Najran bi ñu ñëwee na leen yonent bi yaatalee ci kër jaamu yàlla moom léegi su fekkee ne nit ki am nga feneen fooy jaamoo yàlla fu bokkut ak église jaamoo ci église bi dafay nekk luñ lay tere yow jullit bi da ngay génn nga jaamoo yàlla foofa mais si on supposait parce que yonent bi moo wax ne ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran kon même soo génnee ci buntu église bi ci koñ bi nekk ci ginnaaw wala ci jàddukaay bi nga julli foofu moo gën nga julli ci biir église bi maintenant si on considère que wala si on suppose que situation am na boo xam ne amu fenn foo mën a jullee lu dul ci benn église képp maanaam moo xam dañ faa tëj nit ki kaso wala dañ ko faa enchaîner ba mu mënul bouger wala daal ay circonstances yu mel noonu des circonstances d'extrême nécessité mën ngaa julli foofu waaye nag bu loolu amul tant que yaa ngi am option nga jullee feneen fu dut foofu moom moo gën voilà léegi may leen ma nag ma def li ma kii sant comme dañ maa ñaan ne naa tegaat maa ngi tuub de maa ngi tuub Cheikh Baye bu baax maa ngi tuub bu baax sëñ bi baal ma tuuti sëñ Issa baal ma tuuti akasa amul problème amul jërëjëf amul problème après nga ñëwaat incha allah nee na rek ñu tooyal suñu xol yi tuuti wal axirin qasidatuhum fa kullu ma fihi hubban irsu ajdadi ya mulhim alqawmi rifqan bilfatashadi فكل ما فيه حبا إرث أجدادي أسبل عليه مواويلا ليعزفها ألقي الأناشيد كي يصحو للإنشاد ألهمه من كل وصف رائق مددا كي يرعف الحبر في مدح النبي الهادي إذ الوجوم حرام في عقيدته لا سيما إن تبدها عيد الأعياد يا مرحبا ملء ما في الأرض من نسم يا مرحبا ضعف أعداد وأعداد يا مرحبا شهر العطاء هادي إذ الوجوم حرام في عقيدته لا سيما إن تبدها عيد الأعياد يا مرحبا ملء ما في الأرض من نسم يا مرحبا ضعف أعداد وأعداد يا مرحبا بربيع النور شهر هدى الجاني وشهر شفاء الخافق الصادي شهر المحبة شهر الأنس شهر تقى شهر العطاءات كلا شهر الأمداد شهر به أخرج الله البرية من غياهب الجهل والزيق الجليل بادي شهر به قد أتانا السعد أجمعه
هذه البرية قاموسا لعبادي. يا مرحبا يتغنى الملهفون بها، تنبي بعودة أفراح وأمجاد. مرحى بفاتح ما قد صد من غلق، مرحى بخاتم دين الخالق الهادي. ميلاده رمز حمد كله، ولذا بانت محامده في عين محمادي. طوبى لآمنة الفضل التي وضعت سر الأمانة كي يصفو للإسعاد. طوبى لسعدية العراف من قبلت به يتيما فكانت شمس إفراد. طوبى لها قطعت فوق الأتان ربا في لمحة قطع أنجاد وأوهاد. ما كان عرف أتان أن تبذ خطى كل الجمال فهذا خلق معتاد. لسان قد جاء أحمد شمس الهدي مكتملا